président gis ngeen ni muy doxee ak ñi ko wër ak nit ñi mu àndal amuñu dignité amuñu benn maanaam xalaat bu rafet boo xam ne mën nañ koo indil sénégalais yi donc du coup saaga ak xaste ak ŋàññante ak waxante lu ñaaw ñoom yaakaar nañ ne loolu moo leen di génnee ci seeni ay tooxi dooni waaye sénégalais yi xam nañu boobu tamit j'en suis sûr et certain que sénégalais yi pick up nañu ci loolu barki Dembo Njaay rek bëgguma woon sax wax ci affaire bi parce que tellement I was disgusted mais parce que yenn saa yi duñu bëgg a may mbiri buzz rangu cette fille qui était sortie dans le cas de Mame Makhtar Gueye bi Mame Makhtar Gueye ñëwee wax ko indigne affaire indigne yi mu doon def ak ñaawte fi mu doon wane ci social media bi mu génn muy wax ay waxu kooku daf ko doon doxaan ak kooku daf ko doon nangam moi je ne pense pas si les êtres humains am nañu conscience parfois ni ñuy xalaatee man ku ma doxaan wala man ma doxaan la wala ñuy doxaanante qu'est-ce que ça a à voir ak man ma jël sama ay partie privée ma exposé ko wala ma sàcc alalu jàmbur wala ma sàcc alalu Sénégal wala ma rey nit mais toute chose à son temps il faut savoir cela toute chose à son temps ak li ngeen mën a wax yépp jëlal exemple benn Youssou Ndour jëlal exemple benn Bouba Ndour wala keneen ak keneen ak keneen prenez les exemples des Sénégalais qui sont au Sénégal mais ils sont nombreux parmi nous dans les Sénégalais ñoo xam ne ñaawteef rek mooy seen liggéey ay seeni xaritu jabar la ñuy takk ay seeni xaritu jabar la ñuy doxaan ay seeni xaritu copain la ñuy takk ay seen xaritu ay seen copine copain la ñuy takk ay tas ay sëyu jàmbur yooyu mais loolu bari na Sénégal ce que je veux que vous saviez il faut que ngeen jël benn affaire ngeen dugal ko ci seen biir bopp bi te mu leer ñun dañu ñëw pour xeexal Sénégal loolu mooy suñu li nga xam ne moom moo ñu yëkkati dañu ñëw pour xeexal Sénégal te ku ñëw di xeexal ab réew na nga xam ne ñaawteef yi nga mën a xalaat ci àdduna yëpp mi ngi lay xaar ci yoon toutes les mauvaises choses man mi ngeen di waxal barki Dembo Njaay fii ci Amérique des Sénégalais que je connais ay doomu xaram comme ni ma leen waxee yoo xam ne amuñu njëgu añ seen patron ki nga xam ne mooy seen patron man maa ko jàngal li muy liggéey man maa ko woon yoon jàngal ko lépp ni muy liggéey ba mën a jël ay nit mooy ci affaire camion bii ma nekk man maa ko woon yoon bi yëpp ne ko nii la fii ngay jaar nee nañu waa yoo dañuy toog dañuy réunion nee nañu man la ñu mën a dugal ci problème nee nañu man Ousmane Tounkara temps yi yëpp seen but mooy nañu xool nuñ ma accuser dara yàqal ma dara dugal ma ci benn problème boo xam ne damay dugg ci problème parce que tout simplement ñoom Macky Sall la ñu àndal donc dinañu xool naka la ñuy defee ñaawteef ñu jël ko dugal ma ci mais ils n'ont pas compris xam nga ce qu'ils n'ont pas compris toujours mooy ce que je dis aux êtres humains doomu aadama buy dund yàlla bind na déjà li nga xam ne moom ngay subir dans ta vie duma toog fii nag pour me vanter pour dire que je suis capable de ceci et je ne suis pas capable de cela loolu amul sens mais li am sens rek mooy naa leen bàyyi ku nekk nga jéem de ta façon nga jéem sa ñaawteef ak ñaawteef bi ngay def ak yu bon yi ngay def xool ban succès nga ci am defe naa boo feelee you gonna feel good di nga xam ne que kii mënaluma ko dara yàlla moo man fii nee nañu góor amu fi jàmbaar amu fi de ku yàlla dimbali rek a fi am il faut ngeen xam loolu jàmbaar amu fi fii ku yàlla dimbali rek moo fi am ñun ñi fi nekk yëpp yàlla moo ñu dimbali donc jàmbaar amu fi y'a pas jàmbaar man may jàmbaar déedéet jàmbaar amul fii ay doomu aadama yu yàlla dimbali rek ñoo fi am loolu laa bëgg ngeen xam Mame Makhtar Gueye mii ngeen yaakaar ne boo leen ko jàppoon dénigré ko yàq turam jël ay doomam di dugal jël ay soxnaam wala ngeen di yàq àdduna bi oustaz bi barki Dembo Ndiaye oustaz Alioune Sall ngeen jël jabaram perturbé ko di ko fay ko xaalis naan fël na fële génn na fële bañ na jëkkëram nee na baaxul da koy dóor
yooyu yëpp ngeen nekk di ci dox ci benn société boo xam ne société bu normal la ku wax rek ci yéen lu leen arrangé wul ngeen ne da ngeen koy jàpp dóor ko lii yëpp ci turu góor jigéen ak turu cagatu ak turu def lu bon ci réew ak turu am président bu bon boo xam ne il n'est pas capable de protéger les Sénégalais. Maintenant ce qu'il fait il nous dénigre képp kuy saagakat président Macky Sall fexe na ba associé ak yow képp koo xam ne mi ngi def lu ñaaw ci Sénégal président Macky Sall fexe na ba ànd ak yow képp kuy wax suñu famille yi lu ñaaw di def lu ñaaw ci suñu ay njaboot président Macky Sall fexe na ba ànd ak yow waaye gisagul dara. gis nga boo balaa nga doon xam man-manu yàlla nga dem nga lire histoire waxoon nga ñu fi histoire u pharaon mais je ne pense pas que tu as compris l'histoire. Je pense que toi tu as regardé le film de Moïse yow film bi nga seetaan les 10 commandements de Dieu tu as regardé le film. C'est le film que tu étais en train d'expliquer aux Sénégalais. Tu n'étais pas en train de parler l'histoire. xam nga histoire bi dafa am ñoo xam ne ñi jàng alquranul karim jàng sunna xam nañu histoire bi parce que l'histoire a été décrite. L'histoire a été bien décrite dans le sunna et même dans le Coran. Mais tey ñi ko xamul le film des 10 commandements de Dieu la ñu seetaan donc ñoom film bi la ñuy nekk di expliquer mais ku xam histoire boobu en réalité nga expliquer ko en réalité di nga jooy 10 ans. Tu vas pleurer et pleurer et pleurer et pleurer. Tu vas pleurer et tu vas savoir vraiment la puissance de Dieu. da ngay xam doole yàlla mais tu n'as pas expliqué l'histoire, tu as expliqué le film. C'est ça la réalité. Il faut savoir que le film a essayé d'expliquer l'histoire, mais pas à sa totalité. Bu leen fàtte ne film bi Hollywood moo ko génne. Donc Hollywood du dem aussi parce que Hollywood da ngeen di comprendre ne ñu bari ñi fa nekk fiction la ñuy def fiction. maanaam du ñu wax lépp dañuy wax mais du ñu wax loo xam ne day arranger islam du ñu wax loo xam ne day arranger adduna bi trop duñ ko wax. Donc ce que tu as fait toi, tu as expliqué l'histoire que tu as regardé dans le film. Tu n'as pas expliqué l'histoire parce que tu ne l'as pas lu. Parce que si tu avais lu l'histoire boo jàngoon histoire bi. Oustaz Omar Sall je le suis. Oustaz Omar Sall dama koy topp damay jaawale tur yi ngeen jéggal ma damay jaawale tur yi dama koy suivre. Donc ce que nous voulons dire encore, nous revenons. Donc Macky Sall tu n'as pas lu l'histoire. Donc dama bëgg beneen affaire aussi ngeen comprendre ko tuuti moom lay wax nit ñu bari duñ ko comprendre nit ñu bari dañ ma koy wax léegi dañ ma koy laaj. Dama bëgg ngeen xam ne ñun ñi nekk ci réseaux sociaux yi réseau la bu yaatu. Il y a des journalistes, je peux donner l'exemple comme Mati journaliste là. Mati n'est pas activiste, elle est journaliste. Journaliste maanaam day invité ku ko neex mu wax lu ko neex ci ku ko neex mu ànd ak ku ko neex loolu mooy journaliste. Dans les normes fair and balance maanaam day fair mooy man tey mën naa dem ci kiiw Mati ci live Mati pour moom mu laaj ma en tant que journaliste ay questions mais moi je suis activiste. Man amuma pour indi Mati ci sama live pour laaj ko ay questions. Mati est une journaliste. Donc comme Pape Alé Niang c'est notre ami suñu xarit la suñu am di jàmm la suñu journaliste bu ñu gëm la mais il est aussi journaliste pas activiste. Donc ñun duñu bu ñu gënalee duñu invité ñooñu ci suñu ay live pour di leen laaj ay questions au journalisme parce que ñoom ay journaliste lañu ñoom ci seen biir ay journaliste dinañu laajante ay questions. Dinañu waxtaan dinañu indi ay partis politiques yu différents dinañu indi ay leaders politiques yu différents. Donc moi dans mon cas ñun ay activistes lañu ñun dañuy conscientiser Sénégalais yi ñun li ñuy def mooy dañuy yee doomu Sénégal yee leen ci caaxaan yi yee leen ci banditisme yi ku mel ni Tunkara Mamadou Sy Tunkara mi ngeen gis noonu journaliste gis ngeen journaliste ni mu mën a mel. Journaliste à tout moment moom mooy ki nga xam ne comme ni ma leen di wax day jël ay information ci ñëpp day dalal ñëpp di wax ak ñëpp. Man fii doo leen fi gis lenn laa leen garantir doo leen fi gis may dugal ku mel ni Macky Sall wala ay nitu Macky Sall yoo xam ne dañ fiy ñëw pour di tàggee wala di tàgg Macky Sall wala di ko fi wax lu neex wala di fi yaataa yombe nous on n'est pas ouvert à cette polémique.
ñun li ñu ubbi fii mooy tout simplement xam nañu ne Macky Sall baaxul pour Sénégal et nous nous sommes levés pour le dégager du pays. bi jur d'abord mooy Guy Marius Sagna. ñu ngi ko téye ak ñun di xew suñu ginnaaw ñëpp xam nañ ko ñu dem hôpital nekk ñu tukki nekk ci faju bi ñu faju aussi suñu ginnaaw ñu arrêté Guy Marius Sagna ci affaire palais bi et tout ñëpp gis nañ ñi mu demee ñi ngi ko jàpp ndooloon nga xam ni mooy Ousmane Sarr ak Leuz Def Tek nga xam te ni ñoom ñu si dëgg leen nekkoon sama waa ji aussi ak benn professeur université bi ñu bàyyi ñooñu ba pare téye Guy Marius Sagna foofu yooyu yëpp bëgg naa si ñëw bëgg naa ñëw aussi tamit ci beneen point bi mooy Mame Matar actualité bi nga moo ko topp nii ñu nekk ci di wax di expliquer mu ngi di coow yoo xamante ni vraiment ñu ngi ci expliquer di wax ci doomam bi nga xamante ni nee nañ auberge la nekkoon ba moment bi ñu di photo ci police woon suñu rek wax suñu rek yooyu parce que ma bàyyi la nga yegg sa laaj bañ la tardé bañ la téye antenne bi toog man awma problème waxal li nekk ci yow yëpp man je suis relax. ok dëgg la noonu xam naa yow nga xam naa loolu jëlal sa temps waxal li nekk donc juste rek pour d'abord pour expliquer d'abord ni xam nga grand man li ma njëkk a metti d'abord mooy Guy Marius Sagna par man dama ni ñu bëri dañuy wax ni askanu Sénégal peuple la boo xam ne dañu ragal peuple la boo xamante ni ñemewuñu affronter combat ñemewuñu wàcc ci mbedd bi mais xam nga Sénégal loo gis histoire gis nga démb mooy jur li ko jur démb la parce que démb tey Sénégal yi doon wàcc 2012 ci mbedd bi di manifester di xeex di wàcc di dem Obélix ba Mamadou Diop di dee fa la ma fekk ba policier bi Fodé Ndiaye di dee fa la ma fekk li ñuy xamante di santé xel policier yi ku dégg ba ceeb da ngay gis ni Obélix da doon am presque lu mat 500 wala 1000 jeunes yoo xamante ni benn nit la ñuy déglu muy Fadel Barro mu taxaw loxoom lay tàllal di wax ñëpp toog leen ñëpp toog taxaw leen ñëpp taxaw loolu je suis témoin oculaire ci laa bokkoon ci membre yooyu laa bokkoon. léegi tey bu ñu nee ana peuple sénégalais boobu bu ñu nee ana jeunesse boobu ana ñooñu doon taxaw li fii 2012 ñooñu mënuñu fee seey mënuñu naaju semence si mënuñu fi nekk ragal lan moo leen découragé par problème mu découragé la dañu leen découragé découragement sénégalais dañu découragé ci xeex te ñu ngi doon dellu soit naan bi ñu yaatu bi leen yaatu dimbale ba ñu gis ay leaders yu mel ni Guy Marius Sagna parce que aussi dëgg yàlla moo ko moom tey ñoo lànk ñun ñëpp ay ñoo lànk lañ bokk ñëpp ci partisan ñoo lànk lañ ñun ñëpp ñoo lànk lañ bokk ñun ñëpp ci ñoo lànk lañ bokk mais dama jàpp ni programme bu ñoo lànk war na dépasser manifestation buy jugee Obélix daal di dox yam RTS wala manifestation buy jugee université daal di dox yam poste Médine parce que fi mu toll actuellement ci Sénégal combat bi nekkatul ci courant wala ndox wala jafe-jafe Macky Sall mbalit la au fait neexul mais dëgg la Macky Sall du nitu dara Macky Sall mbalit la xam nga nag respect war na ne mais kenn respecté ko la respectéwul esclavage amatul te respecté ko la respectéwul esclavage la. amul fenn te njub bu nekk def nañ ko wan ni ñun respecté wul askanu Sénégal def bu nekk def nañ ko pour wane ne respecté wuñu askanu Sénégal donc kon dafa jot ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk même bu dee ay ñett nit wala ñeent ñu wan ni Guy Marius Sagna jëf ji mu def jëf bu noble la li nga xam ne moom mooy fit waa APR partisanu Alioune Sall ñu am sañ-sañu dem taxaw ci buntu gris palais yi la ngaa mu ci gris palais yi taxaw ne parce que Macky Sall dafa ne Alioune Sall bu dem assemblée nationale ñu taxaw ne par force de dem assemblée nationale te dara fekku leen ci loolu war na mën a tax Guy Marius Sagna waa APR gënuñu ko ndax Sénégal amul ñaari doom yu différent ñëpp doomu Sénégal la. léegi nag wala day wax ni bët bu ruusulee day toj man dama am moom métti parce que dama nekk en convalescence ci suñu balaa maa ngi faju maa ngi sant yàlla mais ni ngi faju ba tey te xam nga li ñu naan vraiment dafa toll foo xamante ni Guy Marius Sagna bu defee 6 mois ci kaso bi day perte fonction publique nekk ministère de la santé lay liggéey su nekkee ci kaso bi bu defee 6 mois day perte liggéey moment boobu fekk na Sénégal yi ñu doon xeexal Sénégal ñi ngi nekk na ñoom ñi ngi xeex courant pare naan dañ ciy boole waale xeexu Guy Marius Sagna ci yam foo xam ne dañ ne non dañuy dépassé li nga xam ne Guy Marius Sagna dépasse même comme ni même mu mel ni Guy Marius Sagna dafa enfreindre loi bi wala dafa def loo xam ne crime la wala délit alors que c'est archi faux li mu def c'est son droit absolu c'est un Sénégalais palais présidentiel ñëpp ko bokk ñëpp ko moom ku mu nekk am nga droit taxaw fa États-Unis googu nga nekk grand yaa ma gën a xam foofu la liberté de dajee foofu la ndox ñuy dajee foofu mu ëpp sécurité nit ñi dañuy manifester ci buntu palais bi kon Macky Sall moom mu ñu ba ni Guy Marius Sagna amul droit manifester ci kanamu palais dëgg la. voilà si yaa ngi may dégg bu baax. ñu ngi lay dégg bu baax a baax on t'entend très clair. c'est très important. ñu ngi lay dégg bu baax donc maintenant est-ce que ñun suñu wareef dafa war a yem ci te léegi dañuy xeex courant bi bu ñuy jógee yam Obélix bu ñuy jógee université daal di yem
policiers yi bari leen ñu daal di ma dajale ñi ñëpp wan leen ni mën nañ dajale ñi ñu fees fa del tout le monde est là après on rentre chez nous comme de rien n'était comme si de rien n'était Guy Marius Sagna di gën a nekk ci kaso bi tàngam di gën a dem muy gën a perte liggéeyam tam yor jabar yori doomam yor famille doon xeex pour loo xam ne ñëpp ko bokk lan moo ci waree fi ñoo lànk en tant que membre ñoo lànk man question boobu laay laaj ñoo lan moo ci seen wareef lan lañu war waxatuma waxi courant de parce que man Sénégal waxuma courant waxuma ndox waxuma gasoil waxuma pétrole parce que Sénégal dara du fi baax parce que amuñu ko baax mooy def lu baax Macky Sall baaxul bu ñu xaar ci moom lu baax fii li ñu fi war a xeex mooy que Macky Sall quitté pouvoir bi combat bi nekkul ci ay nañ wàññi nañ ko yokk nekkul foofu donc li fi nekk mooy man fu ma toll combat mooy lan mooy libéré Guy Marius Sagna kase bi ci loo xam ne luñ taxaw la ci fu ak fayda ñu xam ne askan wi jug nañ pour Guy Marius Sagna génn kaso bi balaa muy perte liggéey mën a dellu ci njabootam kon ñoo lànk man question boobu laa ñuy posé quoi grand boobu laa ñëw beneen bi mooy damay ñëw ci Matar gi grand lan moo tax ñu Matar gi bu jàmm lu tax ñun Karim nitu dëgg ay Adama Mboup bu ànd sàmm ci koy collectif non waa l'homosexualité ay ñoom Cheikh Oumar Diagne ñi nga xam dañuy xeex valeur di xeex di sàmm valeur Sénégal di xeex pour xeex ba nga xam ne assemblée nationale dañ fexe ba ñàkk ba nga xamante ni lépp lu bon muy nouvelle ordre mondial muy yu bon yi muy góor jigéen muy prostitution muy préservatif gis nga bëgg dem rek ne Saint-Valentin bi nii stocku préservatif dafa jeex ci pharmacie ci réew moo xam ne 95% de musulmans 5% de chrétiens amul benn diine ci christianisme wala islam accepté adultère. amul léegi man dama ne ci réew moom ñun xeex pour képp koo xam ne day saboté di yàq merci di def ay merci yu doy waar di wane ay cëram wala muy ñàkkal fayda suñu valeur wala muy ñàkkal fayda sëriñ si wala muy ñàkkal fayda suñu diine yi wala muy ñàkkal fayda suñu dignité wala muy yàq diine ñu war a mën a jóg def da ko xeex ko Mame Matar di ko def ma koy def maak samay borom di ko def ak bàyyi imaam yi Mame Aliou Badara Ndaw ñun ñëpp ñun ñu koy def te Sénégalais yi ci bari ci ñoom di seetaan ay nit yoo xamante ni yaa xamante ne ñooñu am problème dañu ne voilà mu ngi noonu mu ngi nii moom moo doon kaas bi far lii dal ko lan moo tax Mame Matar doomam warul nekk ci erreur Mame Matar doomam mën na dem auberge moom mu bañ ko xam mën mooy yar xaleem ci kër gi rek yar doomam ci kër gi la ci des yàlla moo ko yar loolu da war ko teree xeex combat am war ko teree nekk nitu dëgg war ko teree combat am loolu du defet parce que gis nañ fi ay yonent yoo xamante ni seen doom mais ay góor jigéen lañ ba yàlla wax ko ci alxuraan seen doom yi ne bokkul ci ñoom gis nañ fi ay yonent ci Noé ay yonent ci yàlla yu bëri yoo xam ne gis nañ fi ay yonent yu bëri yoo xam ne ay jafe-jafe amoon yoo xam ne seen doom bokkul ci ñoom yàlla wax leen ko te terew leen nekk yonent terew leen woote te yàlla leen yónni man problème boobu dama ko am ci Sénégal grand léegi nag ñun comme grand dama lay wax benn affaire nañ ko xam ma wax la ko ñaaxaale ko yow moom nga xamante yaa ngi ci combat bi mu metti jël guddi bëccëg muy taw muy naaj yaa ngi xeex di wax grand Ousmane Dramé muy taw muy naaj mi ngi xeex ñun ñuy dund ñuy dee di xeex gis nga dañuy dund laa wax duñu deewuñ de dañuy dund nekk ci dëkk bi di xeex ak ñoom di leen taxaw di leen may jàmm ba keroog dëgg di samp fii baat laa ilaaha illallaah di jug ci kaw ba keroog Sénégal kenn du fi caaxaan parce que même mënuñu bañ caaxaan sax amaana xëy na Sénégal caaxaan mënuñu ko bañ mais kuy def lu bon doo ko fësal xeex góor jigéen ba mu leer fësal ko ba mu fës te duñ ci nëbb dara xeex lépp luy yàq xeex lépp loo xam ne yàq adultère day fësal adultère pour lu ñaawteef loo xam ci dëkk bi la ñu xeex ba mu dañ loolu mooy suñu combat te dañ ciy nekk tey nekk ci suba te duñ ci te kenn du xoxatal feebar rek moo tax déggu leen ma boobu léegi dama benn live fenn maa ngi def ay quelques live dama waxoon damay génn pour jëma aña intervention yi ku nekk la ñuy doon woote sonal ma sama mbokk yi sama yaay mag la ñëw ba sama kër yooyu yëpp moomu téye woon mais incha allahu rabbi maa ngi ñaan yàlla ñaanal leen ma rek yàlla gën ñu may dëgër incha allahu rabbi Guy Marius Sagna moom bu ci gars yi taxawul ñu nañ ci taxaw Macky Sall dina ko libéré ci nii wala mu libéré ko ci nee ndax pare kenn moomu ko pare présidentiel Sall santul ñaa santul Guèye santul Fall pare Sénégal pare présidentiel la état Sénégal moo ko moom état mooy yow mooy ñun ñëpp république la ñëpp ko moom loolu mooy état de droit ñëpp ko bokk mu nekk réew moo xam ne dañ ko war a teg ci yoon teg ko ci démocratie kanam loolu laa am wax maa ngi jégalu audio yi gudd message bi gudd na maa ngi lay remercier di la sant jërëjëf wasalaatu salaam wa rahmatulah Karim Xrum Xax su dëkk merci jërëjëf grand après dinañu jokkoo bu soobee yàlla merci voilà donc kooku suñu frère Abdou Karim Gueye la woon yéen a ko déggal seen bopp donc je pense que le message qu'il a lancé tous les Sénégalais l'ont entendu xol yi nag day metti parce que bu ma leen nee xol yi day metti waruñoo toog tey ba nit ñi feebar ñooy génn pour wax ñu suñu ay réalité parce que aujourd'hui Abdou Karim ndeysaan boo leen gisee boobu ba léegi boo leen ma koy laaj benn tontu bi laa leen di tontu il va très bien
mais je sais que il a d'autres responsabilités en ce moment yoo xam ne méngoowul ak moom mu nekk ci terrain bi di xeex parce que Sénégal metti na Sénégal quand tu es combattant boo wéree sax wér même si tu es guéri kenn du la faale surtout encore boo feebaree donc bëgguma sénégalais yi ngeen jàpp seen loxo ci patriotes yi vous qui êtes à l'extérieur te yàlla may leen capacité yàlla may leen capacité yàlla may leen doole saa boo leen ko manee s'il vous plaît il faut soutenir ces frères là